baax waa Petit Déj di nuyu waa Walfadjri yëpp di la nuyu yow Farsi Fatka du moins di nuyu aussi Mbaye Ba Guèye dafa jaay sant. ah bon Fatou Gueye d'accord jël naa ko Mbaye Ba di la gërëm bu baax a baax di kontaane tey fii donc c'est un immense plaisir d'être là quand même. D'accord, c'est un plaisir partagé mu ngi noonu moom moo fas yéene nekk suñu gan ci rubrique càmm gi kon dañ ciy dem léegi rek ci biir càmm gi. D'accord alors Mbaye dañ lay bàyyi rek ñu dugg ci waxtaan bi ñu ngi ci mouvance su tabaski bi war nañ wax ci yooyu wax ci alimentation yi aussi yi nga xamante ni bétail yi war nañ leen koy jox daal. mu ngi noonu comme ni nga ko waxee xama ñu ci bëri waa mbayeen yi wala waa siiseen yi dañuy dem ci daral yi rek jënd xar bu tuuti ku fekk tabaski des na 1 mois rek pour ñu ñëw accélérer ko wala xar bi du nangoo lekk naka la ñuy def ba xar bi lekk wala bu lekkee naka la ñuy def ba mu am force fekk tabaski ci lañ fa seene waxtaan Fallou dégg nga tey ji li nga xam ne carrément xaw naa ko fay càmbar tuuti dañu gis ni daral yi bu ñu fa demee dañuy gis coggal yi bu dee xaru yar yi ñoom naam am na ci ñu ci bëri ñoo xamante ni dañ leen di accélérer dinañ ci ñëw mais ci moment bi xar yi ñuy jëndi te duñu am appétit lan moo ko waral. voilà appétit d'abord day benn état boo xam ni dafa am lu koy contrôler donc li koy contrôler di benn sens par exemple appétit moom sensation la donc sensation boo ko waxee rek da ngay stimuler le cerveau donc muy le complexe hypothalamo hypophysaire muy genre matériel bu nekk ci kaw su ma ko mënee wax ci bopp bi di gérer le fait que ngay sentir ni yow xiif nga am désiru lekk mais loolu comme sensation am na ci rek li mën a perturber sensation dafa bari donc boo amee stress de voyage mën na la perturber ba doo am appétit boo amee fatiguement tonus musculaire mën na la perturber ba doo mën a am appétit boo amee aussi surcharge maanaam nga lekkoon lépp wala ñu changer sa régime alimentaire mën na la perturber buñ la changer environnement sax jëlee la benn stade indi la feneen loolu rek mën na perturber sa alimentation mën a perturber sa désir de s'alimenter li ngay wax appétit noonu carrément. su ma la déggee kon xar bi nga xam ne da ko jógee ci àll ba ñu andi ko fii yóbbu ko ci kër yi nekkatul àll lekkatul ñax naka lañ ko war a mën a xontee. waaw donc foofu da ngay dugg ci phase de transition alimentaire donc muy changement de régime parce que régime bi mu tàmmoon fële bokkut ak bi nga ko dara adopté à la maison donc bu fekkee am nga pour enquête ki nga xam ne moo la jox xar mi da lay jox antécédents yi c'est-à-dire ni la lii la daan lekk moom lii la gën a bëgg ainsi de suite ainsi de suite. kon booy jënd xar ci daral bi da nga war a laaj ki la koy jaay xar bi lan la daan lekk. lan la bëgg. lan lay lekk. bu fekkee nag xar boo xam ne la moom mi ko jaay maîtriser wul boo dikkee da ngay alimenter li nga xam ne mooy wéral xar. li wéral xar ci alimentation mooy foin. muy ngooñ mosoo gis xar boo xam ni mi ngi lekk ngooñ normalement di naan ndox ba feebar donc loolu ngay continuer di ko jox nag tuuti concentré def benn phase de transition mise en observation boo ko defee après doo am problème surcharge doo am problème beneen problème digestif waaw dañuy wax lu ci bëri dañ naan ngooñ wala ñax bu tooy ñu ci bëri dañuy yaakaar ni ripaas bi rek moo mën a jëmale xar kanam wala moo ko gën a gaaw a mën a développer est-ce que c'est sûr que ripaas bi ak ngooñ bi ban moo gën. bon développement xar boo koy wax mbay dafa bëri ay paramètres bëri ay facteurs donc développement bi day nekk d'abord ci génotype bi maanaam ci moom ni mu bindoo dugg ci environnement bi mais pour nga gis loolu carrément day am phénotype mooy li ngay gis te loolu pour nga observer ko il faut nga mën a contrôler sa alimentation mais il faut aussi nga xam fréquence bi nga koy joxee donc fréquence bi nga koy joxee maanaam bu ñu la nee par exemple xar mi xëy nañ xonte nañ ko repasse mais ci journée bi dafa war a am aussi ngooñ ngooñ bi rôle am mooy yëggal rumen bi doxal biir bi mu mën a digérer lépp bu ci ngoonaatee boo amee sa ay céréales pour comme yaa ngi wax développement nga jox ko parce que quand on parle de développement on va mettre en place les nutriments vitamines yi ñëw donc vitamines yooyu nga xam ne dañuy catalyser bon catalyser lu ma la ko mën a expliquer boo nee par exemple cere waaw ak meew poudre
xam nga da nga naan ci rek meew poudre mais ñaari mélange boobu waxul dara il faut nga sotti ci ndox sotti ndox boobu moo lay am jox goût pour nga mën koo lekk donc vitamines yi noonu la ñuy catalyser pour xar mi am goût ci li muy lekk pour mën ko digérer facilement mbay mais dafa am ñu bëri ñoo xamante ni carrément seen xar biir bi day daw tey ji wala mu feebar lan moo koy faral di def wala bu demee xar boobu naka lañ koy war man di fajee ndax ñu ci bëri dañuy bëgg a accélérer xar bi biir bi daw wala mu fër wala muy am ay jafe-jafe ba dañuy mujj ñàkk xar bi. Voilà gis nga yooyu ngay wax on les appelle les pathologies qui sont liées à l'appareil digestif donc appareil digestif maanaam boo defee préhension aliment ñu yëy mu dugg ci biir mën na faa toog bañ a rees indil la constipation wala indil la surcharge du rumen mooy mbàqu xar mi wala mu indil la jaare bu fekkee da nga ciy lekk lu ëpp donc yooyu yëpp ay complications yi am la liées à l'erreur alimentaire mais yooyu su dikkee am na nag lu ko war a mën a faj yi ko mën a faj nag médicament da ciy dugg médicament di loo xam ni soit dafa jóge ci xar muy origine animale wala origine végétale wala origine minérale donc loolu dañ ko dajale synthétiser defar def ci excipient ba tax boo ko piqûree xar mi mu am lu mu def ci moom loolu corrigé wu parce que loolu mooy rôle médicament soit day faj mbaa muy prévenir mbaa muy changer sa état physiologique bi nga xam ne moo nekk ci yow parce que tout est question de physiologie donc loolu nag bu amee da am ay indications yoo xam ne tu pars chez le vétérinaire expliquer ko tel cas laa xam parce que nit ñi xamuñu feebar yi xamuñu lan mooy constipation lan mooy jaare lan mooy surcharge mais dañ laan la sama xar rekkul wala biir bi daa neewi wala daa météorisé wu donc duñ xam yow nag mii les spécialistes yaa leen di indiquer tu leur prescris une ordonnance ñu dem jënd ko loolu man leen a saafaraal seen kii bala ñuy perdre su ma la déggee daal maanaam xar bi bu ko amee lu koy dal dañ ko teel a yóbbu ci docteur vétérinaire bi mu saytu ko c'est ce qu'il faut balaa ñoo ñëw ci échographe bi ma jox ñoom faat ko ñu xool ba xam waaw man kay dafa am loo xamante man chaque jour dama koy bëgg dama naan bés ma toogee vétérinaire moom laa koy laaj wax na léegi sax brossé na ko ordonnance yi ngeen di bindal xar mi garab yi yan fan lañ ko jëndee bon y a les pharmacies typiquement vétérinaire pour mala yi la oui dafa am pharmacie vétérinaire mais aussi am na pharmacie humaine yoo xam dañoo am ay rayon vétérinaire bon ñi nekk ci yenn sites yi nga xam ne amuñu pharmacie vétérinaire ci biir pharmacie humaine bi moo am rayon vétérinaire tu prescrire l'ordonnance tu donnes les consignes ñu jox la garab gi wax la ni nga ko koy joxe d'accord man loolu daf may mës a travailler comme ni ñu gisee pharmacie nit ñi quoi mu bëri pharmacie mala yi bëriwul noonu duñ ko romb lu bëri ci kii awa waaw nuñ koy jëlee bëggoon naa laaj monsieur Thiam tuuti si habitude bi nga xamante ni ñun sénégalais am nañ ko maanaam ci côté alimentation dañu seetlu ni ko bu ñu lekkee ba pare léegi li ci des moom la ñuy jaxase daal di koy jox xar bi wala sax mu fanaan 2 jours 3 jours ñu jël di ko jox xar bi est-ce que loolu tamit du ko indil ay complications waaw bon xar xam nga boo ne vétérinaire par exemple ñun dañuy caytu xar caytu nag caytu bëy caytu chien caytu chat donc ñoom seen biir compartiment yi nii am ak anatomie bi ni am bokkul mais xar dañ koy classé ci ruminant mooy kuy yëy ngooñ wala kuy yëy garab kooku ceeb bu des du pour moom kooku mburu mu bari du pour moom mais ñun ak sunu méthode de vie on est au Sénégal duñ bëgg di tóori lépp tax xar mi man koo lekk donc dañ naan yàq la dañuy bëgg jël risque bi tàmmal ko xar mi ndax ñun am nañ xar yu lekk jën donc dañ koy tàmmal xar mi ba mu adapté wu ci loolu mais dëgg du loolu moom taxu koo jóg mais nag bu ko xar tàmmul day indi ay complication mbay ba mii di def élevage laadum il lance quelque chose yenn xar de prestige yi tàmmul loolu boo leen joxee ceeb c'est terminé pour eux c'est clair comme xar yi nekk suñu kër rek. dañuy ñëw ci échographe bi appareil bi nga teg ci kaw table bi ñu ci bëri xamuñu lan la fekk ni échographe la. exactement macha allah nga xarañ trop am tey métier vétérinaire bokkul ak échographe. bi nga defee véto ba pare na nga dem defi écho wala. waaw dañoo jàngiwaat imagerie loolu la ñuy wax imagerie. donc mu nekk ci médecine humaine que mu nekk ci médecine vétérinaire. boo génnee t'es un généraliste. donc en tant que technicien vétérinaire peut-être à la sortie t'as pas les potentialités réunies pour def carrément imagerie. donc da ngay dem jàngi imagerie. ba pare nag jënd appareil bi mën a familiariser wu ak moom. naka ngay xamee ni xar bi mu ngi ci 45 jours wala tey jii mu ngi am 2 mois de grossesse wala mu ngi am 3 mois de grossesse naka nga koy xamee appareil bi moo la koy wax wala naka la lay dikkee ci biir appareil bi.
mën nga yëkkati appareil comme ci nit rek. donc appareil bi dafa constitué déjà écran. capteur lii mooy tax nga friser génnee image bi carrément bi nga soxla. lee mooy sonde bi sonde yi aussi dañoo bari. bii day dem ci par exemple ci xaj dem aussi ci xar. am na beneen type de sonde buy dem ci nag ainsi de suite. donc moom dañ koy démonter muy interchanger donc lii. bu fekkee jël nga benn xar war a def diagnostic de gestation précoce ni ñu koy tuddee. maanaam seet ba xam ëmb na. wala ëmbul. comme ni ñuy xool nit rek nit par exemple dañuy xool longueur tibiale ci yax bi la ñuy xool. yax bi gudd na. gudd bi ça correspond à combien de semaines. foofu tamit dañuy am ay mesures yu ñu def. dañuy centrer bu baax capter embryon bi. capter fœtus bi. daal di maintenant di jël suñuy dimension. mesurer def correspondance mathématique mu jox la âge exact bi. parfois nag imagerie day fausser. day fausser ay jours ça arrive ci nit ñi sax. waxuma la ak ci mala yi. mais c'est tolérable quand même. dañ koy tolérer parce que bu njëkk dañ ci nit ñi nga ko daan dégg dañ lay dem ba wax boo defee écho dañuy dem ba wax la sexe bi mais léegi dafa door du dugg ci mala yi dañ lay wax benn la ay jumeaux lan wala ay jumelles lan wala tey ji benn doom la mu am 2 mois wala mu ngi am 3 mois expérience boobu ak xam-xam boobu ban signe moo la koy war miin machine bi ak njàng mu wóor miin machine bi ak njàng mu wóor parce que li mën a nduru ëmb te du moom dafa bari voilà surtout foofu laa doon jëm des fois nga am benn xar boo xamante ni na ngay toog di ko xaar biir bi rëy ngay xaar doom mu toog mu dem ba ëpp 5 mois te du am doom ba est-ce que docteur vétérinaire ñëw ekko ko ne la ëmb na te fekk ne ëmbul li nekk ci biir bi moom la teg doom te du doom waaw loolu ay anomalie la utérine am en ay donc mën na nekk corps étranger bu nekk ci biir donc mën na nekk ay saleté yooyu yëpp mën ko gis day indi ay jaune échogène ak anéchogène donc ñun dañuy xam ci jaune yooyu maanaam bu weexee wala bu ñuulee kooku parce que liquide yi dañuy ñuul surtout liquide amniotique bi nga xam ne ci la doom ji beñe mais boo gisee ni dafa am leneen lu nekk ci biir xaw a nduróog moom da nga koy suivre parce que ñoom dañuy am ay croissance bu ñuy def dañuy màgg organe day ñëw organe noble yi tàmbali formé wu nga war leen mën a gis graisse sax bu baree ci mbàq dañ ko war a gis donc yooyu mooy li ma la wax njàng mu wóor la ak miin machine bi parce que appareil yi bokkul am na yu gën a cherante yi nag dañoo xaw a cher trop mais am na yu gën a cherante bu ci nekk ak li muy def day dem ba sexage boobu ngay wax dañ koy génne am na machine boo xam ni da ngay def mun la xar mu góor la ëmb wala xar bu jigéen nag bu góor la wala nag bu jigéen ainsi de suite kon daal nekkati nañuy saytoo doomu aadama yëpp mën nañ ko saytoo mala yi man j'étais ébahi bi ma gisee lii nii appareil bi mu ne échographie lañ koy defal mala yi pour xam seen ëmb ci ñaata mois lu tolloo yooyu noonu vraiment Mbaye man sant naa la gërëm naa la parce que tey jii jàng naa loo xamante ne mosuma ko xam ci mala te maa ngi soo comprendre sax sama papa respecté xar ya nekk ca kër ga alors waa docteur ñu jaajëfal la bàyyi da nga tàggatoo waale foofu voilà dama lay wax tuuti rek ci gis nga li ñuy dem ba naan xar bi jaasir na sax dootul am doom léegi médecine avancé na ba yooyu dañ koy traité dañuy échographie xam ne tel anomalie utérine la am jël traitement bi buñ ko échographie waatee day fekk loolu dañ mu mën a mettre ba macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax El Hadj Fallou Thiam di la remercier ci disponibilité bi waaw ñu bàyyi la rek nga tàggoo merci beaucoup di leen jaajëfal leen tamit li ngeen def ni am na solo parce que vous êtes là pour la société am na yoo xam ne yu bari yoo xam ne société bi xamuñu ko yéen a fi nekkal askan bi yéen a ko war a wane ci Walfadjri gi may remercier bu baax Mbaye Balaye ñu daje fu baree bari ci milieu élevage yi ba tax lii am tey di nuyu samay parents bu baax sama yaay Adja Nday Mbaye Thiam ak sama papa Alaaji Papa Thiam donc di nuyu aussi sama équipe bi ma àndal ñëw parce que je travaille avec une équipe Sen Urgence Veto depuis Saint-Louis di nuyu éleveurs yi yëpp tax tey lépp ñoom la d'accord merci beaucoup docteur ñu ngi lay remercier Mbaye Balaye yow aussi jaajëfal la jox la rendez-vous mardi prochain inchallah waaw maa ngi koy jaajëfal moom ndax fi mu jugee sori na mu ngi jugee depuis Saint-Louis mais Thiès la dëkk voilà mu ngi jugee Thiès jugee Saint-Louis jaar Thiès egsi Dakar exactement du yombul émission matinale kon ñu ngi koy jaajëfal ci disponibilité bi nga xam ne defal nañu ko daal